jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci jàngoro coronavirus tolluwaayam ci mi réew bu Sénégal jàppale de li ki démb benn doomu aadama moom moo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken ginnaaw bi nag juróom-ñett fukk ak juróom-benn cas positif la ñu am xam ngeen ne jàngoroy coronavirus boobaak léegi mi ngi ci réew bu Sénégal waaye itam bëri na ci fooy dem foo xamante ni ñay takk masque mënees nañ leen compter rawatina ca banlieue bu Ndakaaru diwaanu Pikine foofee nag askan wa ñenn ci ñoom ñu ngay wéy di ñaax ña fa yeewoo ngir rek ñu gën a fagu ci li nga xam ne moom moo di jàngoroy coronavirus te yooyu la jamono itam am na ci yenn ci ay téer yoo xamante ni toogaat nañ ci machine bi daañ leen jagleel ab dossier woo xamante ni suñu ay ndaw defal nañu leen ko ceeb ab village la woo xamante ni ma nga nekk ca département bu Bambey foofee nag askan wa mar moom moo leen sonal bokk na ci seen ay forage yuy paan ak itam facture yu cher ya nga xam ne ñu ngi koy jot ba tax itam fas yéene nañoo banque seen i ay yoxo Centre Afrique jonganteeg palum njiitum réew ma niki tey ji nag lu ëpp 1 million ci ay doomi aadama daal nañuy dem ca mbañ gàcce ga ci fukki préfecture ak juróom benn ñoom ñooñee nag li ñu bëgg moom moo di seen ak réew daal di coppi doxalin ci le jotaayu xibaar itam di ngeen teewlu ki nga xam ne moom moo fa teewal Nations Unies di Mankeur Ndiaye la mu seetlu ci yooyu la élection loolee yëpp di ngeen ko déglu ci le jotaay mbokk yi léegi ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doole kook mbas meeg tolluwaayam ni ki démb benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu juróom-ñett fukk ak juróom-benn cas positif la ñu am ci junni ak ñaar téeméer test yi nga xam ne def nañ ko juróom fukki cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu ko te xamuñu fan la ñu ko jëlee jàpp leen itam lu tollook juróom fukki cas ci ay doomi aadama nag jamono yi wéer nañu ci jàngoroy mbas mi xam ngeen ne mbas mi boobaak léegi mi ngi gën a si réew bu Sénégal ñenn ci askan wi nag ngir ñu takk ay masque jafe-jafe la rawatina ci diwaan bu Pikine ca banlieue bu Ndakaaru foofee nag askan wa ñenn ci ñoom itam ñu ngi wéy di ñaax seen ak ñoñ ku ci mel ni nag John Kana ab bërekat la woo xamante ni ma ngay def kéem kattan ngir rek askan wa sàmmook li waa kër docteur daal di santaane ñenn ci ay tër yi itam toog nañ ci machine ya ngir defal ay masque ñu teewlu dossier bi nga xam ne Abi Faye ak Modou Diop def nañu ko. école gi des nañu koy jëfee bu baax ndax li dugg na mu doon soluk masque yi par force la war a doon léegi sax ñu ne ci lieu public yi la ak ci privé yi nekk fii ci mim réew doonte ñenn ñi sax mënuñu respecter lii di dendante yi waral na itam ñu ne lii wareef la waaye liñ ci gën di nemmeeku rek bokk na ci ab mesure la goo xamante nit ña koy respecter bariwul ci doomu réew mi. ba tax na it ñoom ñuy jiiñ baaraamu tuuma ni gouvernement bi la ndax moo waral lii yëpp am di relâchement. am na noo xam ne buñ ko taxawoon comme bu njëkk ba nga xam ne sénégalais ñoom ñoo jëloon feebar bi taf ko seen kaw gëm na feebar bee ngi fi mais biñ demee ba gis relâchement yi ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo njiit yi wax dëgg yàlla boobu la sénégalais yi bare indee benn relâchement bi. mais tey dafa am leen loo xam ne que tey gouvernement bi waroon na ko def mooy d'abord dafa war a continuer encore di accompagner population yi. ay daan war nañu koo jël. loolee di gis-gisu ñenn ñi gannaaw ba ñu gisee ne ñoom wàllum sensibilisation bi dañu ko lajji. tey maladie bi toll na fenn foo xam ne que dégg nga lu bëri ñu ngi koy wax ci affaire première vague deuxième vague wala troisième vague est-ce que sax du am quatrième vague. day faral di wax naan dangay fagaru bala ngaa lakkaleegul bu ko defee gannaaw feebar bi mu ngi fi am na wala amul li tax ne mooy ku ci nekk masque yomb na. moom scooteram lay jël di dawal John Sina saa yu xëyee dina wër capital bi ngir rek sóob loxoom ci xeex mi mbër mi di woo askan wi ñu roy ci ñi nga xamante nit ñoo di suñu kilifa diine yi. lenn rek moo ñu ci mën a dimbali mooy ñu respecter mesures de barrière yi comme que suñu kilifa diine yi dañ ko respecter ñun taalibe dañ ko gën a war a mën a respecter ndax suñu kilifa diine yi koo gis takk na masam. lépp lii wàllum yëngute di ci acteurs yi yooyee dañu ko teg ci suuf li ni mel ne mekku nañ ko ci complexe Léopold Sédar Senghor gi nga xam ne gis fi ay manifestation di yëngute jafe na soirée amatu fi kenn répététul di artistes yi fii laataa nga fi dugg faaw nga takk sa masque. moytu ko rek wallaahi. dañ leen wax ngeen takk ma masque par force. comment ko wax. waaw ok mu jël naa ko jënd. waxoon na wante daa ñëwaat.
chômage technique la dem ci diirub juróom-ñeenti weer moom Mbacke tailleur la mu ne sax day delluwaat ngir di ñëwaat lii di masque yi ba tax na ci biir atelier am liggéey ba ma ngi koy gën di yokk la mu bëgg moo di amal njëriñam askanam waaye tamit mu ne lu gën a takku ci ay masque rek du doy ngir mu defar ko. instant bii ñoom vague bu njëkk bi moom moo gën a dox quoi mais nag comme feebar la ñaanuñu yàlla muy dox quoi bu ñu sañoon wax dëgg yàlla moom yàlla yemale ko fi daal waaw mais bu njëkk bi daal la gars yi gënoon kii max yi daal. corona bi wàññi sama liggéey lu bari c'est parce que man affaire aar laa doon liggéey damay ñëw ay jaquette ay sorte ay affaire aar daal waaw. doomu jàngoro gi mi ngi gën di law lim gi di gën di yokk waral na itam fajkat yi artistes yi ba ci way takk der yi ku ci nekk yaa ngi daw di riir wuti la lay aar ñoom tailleur yi dooraat seen liggéey ngir gën a mën a defaraat ay masque yu takku ci jamono yoo xamante ni ñi ngi gën a nemmeeku ab bàyyeeku ci l'école yi ci daara yi ba ci sax ci marché yi ak yeneen ci ay bërëb fi ci mim réew. fii ci mim réew Habib Faye limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy am waame bi te xamuñu fan la ñu ko jëlee di gën di bari ba tax itam ca département bu Dagana nag ab association taxaw ngir daal di wekk ñi nga xam ne ay mag lañu waa suxali njatteen nag di sàkku ci nguur bu Sénégal ñu daal di dikkaat bu baax a baax ca seen ak nekkin ci wàllu kër docteur bàjjenu gox yaak ndaw ya di sàkku ak ambulance Ousseynou Diop ak Habib Seck ci reportage. léegi feebaru coronavirus bi xaw na leen sonal ci département bu Dagana mënuñu toog benn bis boo xamante ni ña fay am cas communautaire du bare moo tax nag ngir aar seeni ay mag yi nekk ci gox-goxaat yi association Suxali Njatteen amal dépistage jëm ci wàllu diabète ak hypertension ngir nag mën leen a aar ci feebar bi nga xamante ni mooy coronavirus. day concerner dépistage diabète bi ak hypertension artérielle te dañ ko limiter ren ci benn couche muy couche ñi nga xam ni ñoom mooy 3e âge maanaam. ñi nga xam ni mag ñi rek daal lañ ko jagleel mag ñi rek comme situation bi ñu nekk dafa xaw a doy war xaw a critique. ci ndaje bi nu mel sax ñoom ñi nga xamante ni ñooy association ànd Suxali Njatteen daan nañu yiy yàbbi ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi ñuy dund ñu ne jamono jëlee ambulance bi dafa paan te ñu ci bare bu fekkee ni am nañ ay jafe-jafe kenn mënu leen évacuer yóbbu leen ci yeneen i gox yi. suñu jafe-jafe bi gën a rëy actuellement si poste de santé bu Njatteen bi amuñu ambulance nit bu feebaree pour nga évacuer ko da ngay am jafe-jafe bu rëy sax. nga xam ni dafa polariser ay villages yu bëri li fi nekk ci village bëri na donc te amul ambulance loolu dafa garaaw dafa doy war nañ ñu jàppale ci ambulance waaw ci lu mu gën a gaawee daal. bàjjenu gox yi ñoom seen i bopp jamono jëlee li ñu gën a bëgg mooy ñu defar leen ambulance bi ne ci gox bi ndaxte jafe-jafe bu ni mel andi nag loraange ci askan wi rawatina ñi nga xamante ni ñooy jigéen wérul yi. waaw jigéen ñi seen jafe-jafe nag ambulance ca la bokk ndax jigéen wérul yi ak xale yu tuuti yi feebar yi ak mag ñu feebar yi ñëpp amuñu ko leen jàppale ndax ambulance bi leen di yóbbu bu passé fii dafa paan bu yàgg ba léegi. ndaje bi nu mel ñu amal ko di leen may ñu mën a xam mag ñi nga xamante ni am nañu diabète wala boog ñoom hypertension loolu nag ngir mën leen gën a aar ci feebaru coronavirus bi ngir ñu gën a mën a limiter seen i dem ak dikk. ginnaaw ci réew mi Ousseynou nag mu mel ni campagne de vaccination bu Covid 19 daal dinañ koy door Union européenne nag niki tey jii la ko door ca Europe lu tolloog 20 ak juróom-ñaar ci ay dëkk tàmbali nañ ko ñu tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ay mag lañ ak itam ñi yëngu ci wàllu kër docteur jàppaleen itam Pfizer BioNTech bi nag dogal wi ca espace européen donc la ñu ko amalee ñu teewlu tënk li nga xam ne Fatou Kiné Deme def na ko. bi fekk ci mbas mi door na ca mbootaay réew yi tugal yi 20 réew ak juróom-ñaar yi ko sekk tàmbali nañu ko ci dibeer ji ci Allemagne ka ñu ko njëkk a ñàkk ab soxna la buy toll ci téeméeri at démb sax ci assiette ji lañ ko defal réew ma nag tàmbali campagne bu ñàkk yooyee ci ab maison de retraite ñu gën ko xam ci kër yooyu di dalal ñi magal bu weesoo soxna soosee yeneen ñeen fukk yi ne ci kër ga defal nañu leen ko ak fukk yoo xamante ne ña nga bokk ca ñay fàcc lu ëpp junni ci dose vaccin la ñu jébbal kilifa yi ñu gàll wàlluk wér-gu-yaram ci diiwaan ya ca Allemagne ci fàttali tamit ña ñu koy defal dañuy ëpp juróom-ñett fukki at jëm kaw ak personnel soignant bi ñu jàpp ni ñoom ñooy gën a loru ci mbas mi France it door nañu seen ñàkk ci dibeer ji ci ñaari kër yoo xamante ne dañuy dalal ña magal mu nekk ab yaakaar nag ci ndoxteelu saafara yi ñu war a indi ci mbas mi nga xamante ne la mu faagagal ci réewi tugal yi jéggi na dayoo 400 000 ci doomu aadama ñoo ca ñàkk seen bakkan Espagne def ni réew yooyee
ñàkk ba nag daal di door bi juróom-ñetti waxtu jotee ci suba ba tegal fanweeri simili ci ab dëkk bu ndaw bu nekk ci xolub Espagne ci ab maison de retraite moom it fa ñu naan Guadalajara. Italie réew la moo xamante ne tey bu ñu nee mbas mi moo ca gën a loru ndax lu ëpp juróom-ñaar fukki junni ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan juróomi ñàkk yu njëkk ya ña ngi ko def rek ca hôpital bu Spallanzani bu Rome. Italie ñett ñoo jël ci askan wa ñaar ña ñoo nangoo ñàkku ndax ba nëga ni ña sa des ña ngay am xel ñaar altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre yeneen diiwaan yi ci Italie daanu tàmbali ñàkku gouvernement bu Italie mbébétam mooy fexe rek ba téeméer boo jël ci askan wa juróom benn fukki ñu ñàkk leen balaa automne 2021. Grèce, Hongrie, Chypre, Autriche, Roumanie, Tchécoslovaquie, Pologne, Croatie ak yeneen réew ya tàmbali nañu ñoom it ñàkku ci tey jii la ñu war a jàppit mooy mennum ñàkk bi tukkee ci laboratoire yi di Pfizer ak BioNTech la ñu nangu mu dugg ci réewi tugal yi. ginnaaw réewu tugal yooyu nag fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne bokk na ci li waa kër docteur daal di santaane ngir muyu li nga xam ne moom moo di mbas mi di cet waaye cet ku ko wax ndox nag ca ceeb nag di ab village boo xamante ni ma nga nekk ca département bu Bambey foofee nag askan wa lott nañ ngir gis li nga xam ne moom moo di ndox bokk na itam seenu paanuk forage ya nga xam ne boobaak léegi la jël na leen ak facture yi nga xam ne ñu ngi koy jot te njëkk li cher lool ba tax itam jamono yi noppi nañ ngir banque seeni ay yoxo Babacar Diouf Ndongo ni boo bëggee dugg ci réseau bi nga xamante ni moo lëkkale forage yi di joxe ndox ci commune yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi loolu la askan wi yeewoo ceeb di ñaawlu ne seer na lool ceeb nag mu ngi nekk ci commune Lambaye ci département bu Bambey. dañ ko yoroon di naan léegi pour que nga am robinet da ngay def ñaar fukki junni ak ñaar door a am robinet kooku attanuñu ko. moo na de fay loolu du tax ñu am ndox mu neex te sell saa yuñ ko soxla da ngay dem tool ba wàcc war a naan war a sangu doo am ndox moo sangoo doo am ndox moo naane courant bi bu tàkkee tey boo lëggee ñu coupé ko bu demee ba mu yàgg ñu ñëwaat taal ko mel ni comme ko ay naxtaan ay xale ñun dañoo sonn ci ñoom ndax ñun ndox mi ñun bañ ko yoree dañ ci doon naan normal dëkk yi ci am yépp di ci naan ndax dëkk yi ci am dafa bari ëpp na ñaar fukki dëkk dañ daan def chaque ñetti weer ñu raxas ko ba mu set filtrer ndox mi defar ko ba mu baax di ci naan suñuy doom di ci naan léegi bañ ko jëlee ba tey ndox mi kenn mësu koo raxas suñu biiri doom yi ñu ngi daw ñun mag ñi dañoo sonn fi mu ne nii. askan wi ne nag dootuñu fay benn facture boo xam ne nii fermier bi indil na leen ko ci seeni kër. ko bañ a fay facture mais dañ daan fay 100% de kenn ku leen desal juróomi dërëm amu ci li leen war nag ñoom defuñu ko kon naa lay defal li la war. te yow doo ma defal li la war defe naa ne nit du ko nangu xelit ma yew ko kon lii rek moo tax ñu boycott. askan wi yeewoo ceeb nekk ci jàqare lu rëy di woo président de la république mu daggal contrat bi nga xamante ni moo dox diggante fermier bi ndaxte nee nañ wane na ne mënut yor liñ ko jox. fii si jàmmalaay nag mu mel ni wéguk tefes gi la ñu fay nemmeeku bari na fu waay neex taxaw boolek na ci ñi nga xam ne rek sonal nañu askan wa di ñi fay takk seeni ay fas wala bokk ña fay këpp yenn ci ay mbalit monte dey ka nga xam ne moom moo topp ci jiit bu bokk moomeel bu Yoff nag di xam ne da ngay defi jéego saa su nekk ñu ngay faral di amal ay cet-cetarat lu ni mel waaye mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fay def njombe loolee nag dañoo léttu ay dégguma ci yooyu la jamono Mohamed Samb ak Youssou Bara doxantu woon nañu fa ngir amal reportage ñu seetaan. ak akimu gu jaar yoon gi ñu nemmeeku fii ci peggu géej gi lii nag wute nag plage bu jàmmalaay liñ fi daan faral di gis ci wàllu taar mu nekk loo xamante ni sax liñ ko jàppee moo di agression ci wàllu domaine public maritime te ñi fi dëkkee di ko ñaawlu. une occupation boo xamee ne ay charretier ñoo fi ñëw toog fi ay briquetier fi la ñu defaree briques yi ñëw toog fi mbalit yi gravats yi képp ku am gravat ku am mbalit fii ngay ñëw sotti donc y a une agression de cet espace y a une agression boo xamee ne am na fii au niveau de la mer. am na terrain beach volley am na terrain football yu bëri amoon ay petit terrain mini foot tout ça et football de plage yooyu ñu ngi ko doon activité yoo xam ni tamit ça intéressé les enfants ay parc d'attraction tout ça loolu amoon na ci plage bi. ngir ki nga xamante ni moo topp ci njiitu bokk moomeel bu Yoff mu ngi xamle ni sax ni dañ fiy amal ay opération ci wàllu set gi waaye itamit ñu am déguerpissement buñ fiy amal waaye nag li mu gën a fësal moo di lu ci ëpp rek nit ñi duñ ko mun di topp. nettoyé nañu fii plusieurs fois dàq nañu fii charretier yi jàpp leen briquetier yi même chose plusieurs fois mais opération situation bi day ñëwaat. dañuy ànd xool nu ñu ko mën a sécuriser ko ba kenn du fi tuurati mbalit. kenn du fi sottati gravat
mais briquetiers yi aussi ñu dégager leen fas yi ñu jàpp leen yóbbu leen fourrière parce que fii du place fas. yàqu-yàqu aalam gi nag nekkul lu baax ci wérgu yaramu askan bi ba tax ne ñiy dëkkee ci cité jàmmalaay bi di xamle ni bëgg nañ ci am ay saafara. am pollution extraordinaire léegi jàmmalaay am na yoo presque 6 mois sur 12. xar kanamu peggu géej bu jàmmalaay daanaka rafetatul bu ngeen ko xoolee nii ci image yi sax di ngeen mën a xam ni kii aalam gi yàqu na bu baax fii ci cité bi ba tax na ñi fi dëkkee di itamit conseil du quartier bi ak bokk moomeel bi ñoom ñëpp ñu ngi xamle ni bu ñu sañoon daal jàmmalaay mel ni mu meloon bu njëkk ci wàllu taar ci géejam gi. ca diwaan bu Kolda foofee nag ña fay jaay soow jamono yi nag ay jafe-jafe la ñuy am ngir rek daal di koy jaay bokk na ci li nga xam ne moom moo tax lu ni mel daal di tàggatem bi di jàngoroy coronavirus fii ci réew bu Sénégal ba tax ñoom ci seen bopp ñu ngay yëglu Abdoulaye Diallo. mbas mi laal leen lool jaaykat soow yu diwaanu Kolda ñoo xamatul fan la bopp beeg geen bi féete ci seen wàllu liggéey ngir loof gi ñu loof. On était impacté parce que on n'avait pas là où part pour vendre le lait. mbas mi daf ñu laal lool ndaxte amuñu woon fi ñuy jaayee suñu soow mi ngir dem ak dëkk askan bi ñu tere woon liñ si ñàkk kenn mënu koo xayma suñu client yi dañu daan indi meew saa su ne waaye duñ ko daan mën a jël ndaxte duñ ko doon mën a jaay. Et on ne prenait pas le lait. Pourquoi on ne prenait pas le lait? Parce qu'on n'a pas là où vendre le lait. Nous sommes vraiment impactés par cette épidémie. Ça a causé. Vraiment mbas mi sonal nañu suñu lépp a taxawoon te fekkoon nañu jëndoon ay suñuy bagages yi yëpp ci njëgu cher waaye dañ ko mujje woon a ñàkk. Cher, mais au finish on n'a pas pu commercialiser nos produits que nous avons produits de la filière lait. mu waral seeni bile jooyu xollu. On appelle à l'État au moins de voir qu'est-ce qui. moo tax ñuy sàkku ndimbal ci nguur gi. Parce que nous l'élevage on n'a pas tous les secteurs ont eu des appuis mais nous les producteurs de lait surtout à Kolda on n'a pas eu d'appui. waaye dafa mel ni seeni oote bi daanu na ci nopp kenn ki ko war a dëgg ginnaaw bu kuréel bi ñu duppee ISRA ak seeni projet Copiale dajale bépp jaaykat soow bu diwaanu Kolda pour tàggat leen ngir wàññi seeni jafe-jafe. ISRA ci wàllum gëstu par rapport ak projet Copia bi nekk en cours c'est-à-dire gis nañ ne wàllum alimentation wu bétail bi dafa nekk poste buy jël xaalis bu bari ci ñiy def production te su jëlee xaalis bu bari day tax li ñuy jaayee meew mi cher donc comme que loolu dafa am poids bu muy peser ñun li ñu def mooy xool ci wàllum alimentation animale boobu nan lañ koy améliorer dugal yeneen type d'alimentation yoo xam ne ñoo gën a moins cher que yi fi nekk aussi pandémie actuelle bi crise sanitaire bi wan nañu beneen visage u filière bi. yii la jaaykat soow ñoo soxla ñu yokk ndimbal bi ñu leen jagleel ci wàllu jot ci ñamu njur gi ak ci wàllu njaayum soow mi. ñaareelug édition bu salon bu bien-être nag daal nañ koy amal waaye xam ngeen ne mbas mi tax amaluñ fa benn yëngu-yëngu ña fa nekk di jaay li nga xam ne moom moo di seen ay bëgg-bëgg fexe noo xamante ni daañu fësal li ñu jëfandikoo ci mim réew ñu teewlu ko jiite di Jeanne Diouf Mohamed Samb ak Youssou Baro ñoom ñoo taataan ay kàddoom. édition bi ñu organisé première édition bi c'était kii la woon ay parfum rek lañ doon jaay. léegi deuxième édition bi nag ñi nekk ci artisanat sénégalais yi ñi di jaay ay ñuy defar seen robe li nga xam ne dañ koy defaree ci suñu jëlee ko ci suñu askan bi ñi nga xam ne dañuy defar ay parfum aussi ak ñiy defar ay cuuraay lépp loo xam ne dafay dugg ci artisanat sénégalais. lii dafa am yu am solo parce que am nañu ay karité ci suñu économie dafa am ay produits yoo xam ne duñu leen di mettre en avant nit ñi dañu tàmm di dem extérieur di jënd yenn produit alors que fii am na lu mel ne ay karité ay cuuraay loolu dañuy gën a dooleel économie locale bi te ñun ñi jigéen ñi dañ ko soxla ci suñu vie pour neexal moo gën ñu dem jëli ay yenn centre ci yenn réew mi ak parfum yooyu yëpp dafa am importance yëre yi aussi léegi dañuy gis ne jigéen ñi wala ñu dem jënd ay yeneen kii yoo xam ne ci bitim réew lay jógee fii dañuy jël artisanat bi da ngay gis yoo xam ne dañuy jël suñu matière locale bi def ci ay yëre yu rafet yoo xam ne jigéen ñi mën nañ ci sañse dafa am importance.
ginnaaw réew mi mbokk yi ca centre Afrique nag mu mel ni askan waa ngay dugg ca mbañ gàcce ngir tànn ka nga xam ne moom moo war a jiite réew ma nag ëpp nañ benn million ci ay doomi aadama yoo xamante ni dem nañ ci fukk ak juróom benn ci ay préfecture ngir rek daal di amal wot ya li ñu bëgg moom moo di seen ak dëkk daal di coppeeku foofu le diwaan télévision Futurs Médias yebal na fa ab ndaw di sa préra mbeddu Bangui yi daanaka nit ki dox fa teewul Bangui yi xëy ca fajar def rang ci buntu bureau de vote yi lu ci mel ni bu centre de vote bu nekk ci premier arrondissement bu Bangui foofu sax le Marina di ab centre africaine dëkk ci capitale bi xëyee ngir mën a voter élection yi di loo am solo pour soxna si ndax lu ñu dund ci réew mi jàpp na ni dafa doy fi mu toll nii. damay wote ngir nag lii di changement daal di am fii ci dëkk bi ndax ñun jàmm rek la ñu bëgg leneen bëgguñu ko lu dul jàmm yoon daal di fi am dëkk bi daal di dox jàmm daal moo ñu gënal lépp looloo tax may wote. centre bi tamit la benn ci candidat yi gën a fës nar a voté muy Martin Ziguélé leader bu MLPC moom nag bi mu voté ba pare naqalu na bu baax élection yi ni mu tëddee rawatina ci préfecture yu nekk ca biir réew mi. président bi nag ñun ñoo ko fal ci atum 2015 ñun ñëpp ñoom ñoo àndoon nag mu daal di diriger li nga xam ne moo nekk réew mi acteurs yëpp daal di ciy ànd waaye niki tey nii jamono ji nga xam ne moom laay wax ak yow lu ëpp ci ay gox yu bëree bëri maanaam xaaj bi wote wuñu fi nga xam ne moo nekk dëkku kaw yi li nu mel nag musta am ci histoire politique bu république centrafricaine élection yi ñëpp bokkuñu ci tontu bi nag du jóge ci man mii rek waaye ci waa dëkk bi yëpp lay jóge ndax nag problème la boo xam ne ñun ñii ñoo ko créé. 1,858,236 centrafricains ñoom ñoo nar a voté tey ci bés bi ci fukki préfecture yi ak juróom-benn daanaka fukki yi ak ñett yépp am na ay élection yu fa jot a am. élection présidentielle ak législative yi autorités yi ak Nations Unies jàpp ne dafa war a am donte sax am na parti opposition ak groupe armé yoo xam ne dañoo bëggoon ñu renvoyé ko. Dissa Préra ka teewal Nations Unies nag ca wowule diwaan nag daal dinay saytu yenn ci ay centre de vote lam ca nemmeeku moom moo di lépp jaar na yoon naam yenn ci ay rëq-rëq am na ca bët gànnaar wax ñu teewlu Mankeur Ndiaye. Les populations sont sorties massivement exercer leur droit de vote. Je crois qu'il faut absolument s'en féliciter parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu que ces élections se tiennent, qui ont tout fait pour empêcher le déroulement normal du scrutin, qui ont tout fait pour apeurer les populations, semer la panique de les populations et peur de sortir pour aller voter, et peur de sortir pour aller retirer leur carte. Et on peut considérer que c'est un très grand succès à Bangui. Et dans d'autres régions du pays également, où les populations votent normalement. Par contre, dans d'autres, il y a eu des troubles. Depuis hier, dans certains endroits, les gens sont allés détruire le matériel électoral, brûler des urnes, brûler des ouvrages, saisir des cartes d'électeurs pour empêcher le vote de se dérouler. À 5 h du matin, dans certains coins, les gens ont commencé à tirer en l'air pour apeurer les populations. Mais la MINUSCA, les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité intérieure font face et continuent de faire face. ñu àddu mbokk yi lu soxal wàllu tàggat yaram football lu tolloog ñaar fukk ak juróom benn ci ay entraîneur nag la ñu daal di tàggat ngir rek bu ñu noppee daal di koy yeggee ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg li nga xam ne rek moom moo di football naka noonu itam Ligue de Dakar di rafetlu bu baax a baax boobu les initiative ñu teewlu ki nga xam ne njiit la di Malick Thiam Pafara ñi nga ak Amadou Ba ñoom ñoo taataan ay kàddoom. dañuy dimbali si demande bi nga xam ne moo am Dakar si entraîneurs yi au contraire Dakar demande dafa porte trop pour entraîneurs yi donc bu ñu gisee structure yoo xam ne ciy jàpp pour di def en même temps que la Ligue de Dakar aussi di si def daf ñuy dimbali ñu mën a absorber déficit boobu et yàlla def na ñu ngi siy def ndànk-ndànk ñu ngi siy jëm ndànk-ndànk donc ñu ngi si remercier bu baax a baax ODCAV bi nga xam ne Pape Mamadou à sa tête Pape Mamadou bi am initiative def stage bi parce que boo gisee ñun Dakar dañu ne équipe yi nga xam ne ñooy tuuti tànk yi nekk si région de Dakar bokk si Ligue de football Dakar pour ñu bëgn bokk dans les championnats régionaux bu U17 ak U15 yi il faut nécessairement U20 yi ak U15 il faut nécessairement que entraîneur bi am un diplôme d'initiateur un diplôme de la licence DECAF donc loolu moo waral léegi ngay gis ñu def stage yu ko répété yu bëree bëri temps yee passé am na structure defoon bi par DECAF mooy def et incha allahu rabbi dans les jours à venir il y a d'autres structures qui vont en faire.
ci yooyu la jamono nag diwaan bu Kaolack ligue amateur de foot nag amal nañ ab ndaje ngir daal di waxtaan ci ndorteelug li nga xam ne moom moo di jongante yi naka noonu itam daal di ñuy aaye yenn yu ci mel ni xon yi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku ci li nga xam ne rek moom moo di jongante yi ñu teewlu Thierno So Diané moom mooy président bu ligue amateur de foot ca diwaan bu Kaolack Ibrahima Diamé ak Fally Gueye ñoom ñoo taataan ay kàddoom. chef arbitre bi mooy ku fay toog mooy sa chef mooy wax ne match bi dana am wala du am bu warta am moo koy wax su waree am moo koy wax te bu koy wax aussi néewuñ ko da ngay toog def lu neex rek mën na match bi du am non dañ ko encadré bala nga wax loolu da ngay waxtaan ak am ñooy waxtaanal waxtaan ak arbitre bi waxtaan ak président ligue bi waxtaan ak ñangam consulter leen laaj seen xalaat bañ wax la ko da nga jël sa décision maanaam loolu nag bu ñu la ko joxee comme pouvoir da nga koy mate wax nañu ne aussi délégué fédéraux yi bu ñuy stade yi comme ay patron lañ léegi ay kilifa lañ seen colin sax wax nañ ci gis nga tailleur bi ñëwoon nii pour loolu lañ koy doy doon leen ay tenues yoo xam ne nii dañ koy sol di ko nuróole yu rafet ñëw mel ni ñu war a mel doon ay kilifa parce que bu ñu nee stade bi match bi yaay kilifa gi yaay patron bi sa colin ak sa taxawaay ak sa melokaan daf ci war a feeñ si ay mandarga donc loolu yi wax nañ ci loolu lañ leen di ñaax ni te jàpp nañ ni incha allah bu ñu jógee fii compétition yi dana démarrer ci jàmm ak salaam ba yëpp jeex. jàppale ne mbokk yi jongante yi nag dañ ko amal ci huis clos maanaam ñi nga xam ne ay supporters lañu nag duñu ko teewee fédération bi nag jamono yi fas yéene naa dëppoo lépp loo xamante ni kër docteur daal dina koy santaane ngir rek ñu gën a mën a fegu ci li nga xam ne rek moom moo di jàngoroy coronavirus ñun itam ñu jaare fa daal di yëkkati jotaay wi dig daje bi ak rédaction bu télévision Futur Média Ibrahima Kane dina fi teew ngir jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.